maa leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam di rafetlu jotaay bi di wax ni man maa ngi tudd Pape Babacar Ndiaye nekk un immigrant qui vivait au Maroc depuis 2012 ans yàlla def na depuis 2012 maa ngi woon Maroc nekk foofu aussi di liggéey ci cadre migration comme ni ko ma dégg grand bi wax ko muy man sama vie yëpp ci migration ma ne laa ko def ma nekkoon nekk président de la communauté sénégalaise de l'AYOUT nekk représentant subsaharienne aussi des migrants de l'AYOUT nekk bokk aussi ci plateforme yi nga xam ni ñoo doon xeex ak yelleefu doomu migrants yi ci au niveau du Maroc parce que Maroc bu mu commencé niveau politique de la migration j'étais le premier subsaharien qui a initié de créer une association pour défendre le droit des migrants ma am fa sama liggéey parce que bu may jógee Sénégal aussi immigré yi moom yóbbu woon mais bu ma demee aussi ba yegg gi situation yi nga xam ne sama mbokku sénégalais yi ñu ngi koy fay dund mu metti waay boo xam ni sama xol mayatuma sax man mu continuer li nga xam ne moo nekkoon sama chemin muy demoon Europe dama mujj basé wu Layun nag ñi nga xam ne xamuñu ko moo nekk la capitale du Sahara occidental muy dans le sud foofu nekk aussi yoon la boo xam ni sénégalais yi ak immigré yi fa nekk dañ fay jóge di dem Las Palmas Îles Canaries comme sénégalais yi nga xam ñooy jógee fii di dem Las Palmas parce que ñun ak Las Palmas soreewul frontière la rek boo xoolee boo toolee maanaam bu dee Bousdour wala Tarfaya boo toogee taxawee ci étage bu 3 étages wala 4 étages da ngay xool niiru Espagne yi kon diggante la boo xam ne soriwul xale yi di fa jógee di jóge Layun di teg ci ay gaal yoo xam ne ay embarcation de fortune la ñu leen ciy teg parfois muy am ay naufrage comme ni ko Zal waxee waaw suul nañ fa ay doomu aadama yu dul jeex yoo xam ne xale yi la dee ci géej gi lañ xamuñu seen i mbokk ñu jël leen denc leen parce que mënuñu lu dul denc leen di waxaat ni encore une fois jamono yi passé nii rek am na fa suñu mbokk xale sénégalais boo xam ne gaañu na fa il n'a que 20 ans foofu damay waxaat su suñu yaay yi nga xam ne gis naa leen ñu toog fi dama leen di ñaaxaat xale yi buñ leen teg yenn pression yi parce que grand bi wax na ko léegi bari na ci ñoo xam ne dañuy tukki pression moo leen di tukkiloo parce que dañuy nekk ci kër situation yi du demee noonu déjà ñu yërëm seen waajur yi mais beneen bi tamit mooy dañuy nekk ci kër nekk fa mag wala nekk fa responsable xëy na ci gëdd ak cër bi ñu leen war a joxuñu leen ko ñu dem buñ demee nag moom li may wax sama xat tubaab bi chaque jour buñ demee di nekk en séminaire wala Union européenne wala lu mel ni ONG internationale yi dama leen di xamal ni leen cause immigration bi ngeen di xeex pour mu dakk tant que dema leen ci source bi mënoo leen ko arrêté parce que parents yi tey ji da ngay gis koo xam day jaay këram wala mu jaay nagam wala mu jaay ay ooram jox doomam jàpp na ni xëy na doom ji bu demee situation yi war naa mën a décanté ko léegi kooku bu yaayam yëkkatee alal jox ko pour mu dem tukki danger yi nga xam mooy am ci immigration ci yoon bi muy ci frontières yi wala ci géej gi kooku du ko xool parce que dañ ko sas ki ñu sas nag moom dee moo koy gënal mu dellu si waat loolu mooy tax aussi xale yu bëri di des ci àll bi foofu man nag dama bokk ci ñi nga xam ñoo initié Boza fii ak Saliou dañoo bokk ay réseau parce que du tumuranke wala ñàkk moo tax ma ñibbise liggéey laa fa j'ai une centre d'orientation écoute et pour les migrants Maroc mënuñoo dindi immigration wala mënuñu foofu wax lu jëm ci cadre immigration te duñ génne luñ cité sama tur parce que j'ai fait partie des premiers subsahariens qui ont initié des associations qui défendaient le droit des migrants mais dama ko fa bàyyi ak expérience bi ma ci jot a am yëpp liggéey bi ma ci jot a am salaire bi ma doon am aussi après mu payé j'avais la résidence marocaine je travaille avec un contrat de travail et j'ai laissé tout pour ñëw bokk ak sama xarit yi nga xam ne ñoo initié projet bi bokk aussi maanaam partager expérience bi nga xam ne am nañ ko ci Maroc parce que comme ni ñu koy waxee chaque jour ñu koy dégg mu nekk dëkk la boo xam ni mënuñoo tudd immigration aussi ci xale yi te duñu cité Maroc comme ni nga ko waxee léegi muy KEPS bëggoon dafa am ministère xaw ma ki fi teewal ministère de la culture bi ñu ko doon wax bëggoon naa ko sax moom cité parce que KEPS mu ngi def loolu bu am solo ci affaire immigration mais malheureusement jàppale wuñu ko man damay déggante moom toujours depuis bu ma ñëwee ba léegi mu ma topp ci ñu def émission mais dama ne ko amoo bu ma jot jàppale wuñu ko parce que dañuy Sénégalais yi dañuy daj ay coono yu métti ci frontière wala ci dëkk ba discrimination dafay am dañ leen di jàpp di leen tëj ci ay conditions yu teguwul fenn man damay dem ci prison bi te Maroc maanaam tax Maroc moom seen prison ni la demee tey jii Sénégal bu ñu fa mën a tëj boo bokkul ak moom sant mënoo ko dem seeti tey jii nii même bu dee Sénégalais ngay Sénégalais boo bokkul ak moom sant mu sant Ndiaye santoo Ndiaye nga mën a fenn ni leen kii sama rakk la wala sama mag la mënuñu la amoo fa accès kon ñi nga xam ñoo nekk ci association yi peut-être que ñi ñoo leen mën a dem seeti kon nga xam ni bari na ay Sénégalais yoo xam ñu ngi ci kaso yi ñu tëj te ba léegi ni seen mbokk yi xamuñ ci luñ nekk bari na ay Sénégalais yoo xam ne aussi suul lañ leen fa dee nañ fa ñu suul leen man denc naa daaw
daaw jéeg 22 personnes yoo xam ne xaw ma seen i mbokk ma jël leen suul leen parce que bu naufrage amee autorité marocain yi muy gendarmerie ak wali bi man la ñuy woo ma ñëw di def identification des corps ça veut dire que damay ñëw ci morgue bi di génne corps di leen wax ni diw mii Sénégalais la diw mii Nigérien la wala diw mii Guinéen la mais loolu nga ciy xam parce que fi ñu nekk xëy na xamante nañ mais xamoo fu ñu dëkk ci Sénégal kon nga xam ne bari na ñoo xam tey ñu ngi wër seen i doom ay at ak nii dégg ñu leen wala gisuñu leen am na ci ñoo xam ne suul lañ leen wala dañ naan suul lañ leen parce que am na ci koor yoo xam ne feeñ am na ci yoo xam ne dañuy dem ba yàqu xam nga jëni lekk leen kenn gisutu leen ba tax na daal may woo autorité yi état bi ñu fexe ba jàppale jeunes yi parce que xale yi jóg di dem ñëpp di rey ji seen bopp ci àll bi teraanga la ñuy wuti ji te teraanga yooyu ñuy wuti ji mu ngi fii ñun ñëpp xam nañ ni mu ngi dëkk bi mais malheureusement dafa am fu mu féetee dañuy waxante aussi dëgg yàlla tax tey jii boo fi nekkul doomu borom barke ba ñi nga def ñi nga gis ñu dee ci gaal yi yëpp du ci kenn ku ci doomu baayam nekk député wala ministre wala doomu wala ni ko am daraja ñi fiy nekk ñëpp ay doomu baadoolo lañ ñooy fay seen 300000 ak seen 200000 wala ñooy débrouiller ba dem Maroc fay foofu caamaan yi gars yi jàllale leen. luy caamaan mooy ñi nga xam ne ñooy coxeurs yi mooy ñi nga xam ne ñooy passeurs yi ñoom la ñuy fay ñooñu tëgg combat yi ak naar yi parfois nga fay nit ba pare nga dem ba ci géej gi ñu jënd la ay jaas yi am na ñoo xam ne leen di rey sax duñ tëgg yëg ci kaw gaal maanaam lu ne mu nga fa loo xam ni tey jii nii comme ni ko samay waxee Boza fii ñi ko initié mooy ñi nga xam ñoo dund immigration du gaa yoo xam ne ay dañoo toog nii rek gars yi daan non gaal yi comme Sénégal ni ñu koy defee jàpp nañu ñoom tant que gaal yi mbëkkuwul daanoowul rek jàpp nañu immigration amul si Sénégalais yaa ngi dee chaque jour Sénégalais yaa ngi tuuraa ngi chaque jour ci àll bi Sénégalais yaa ngi sonn chaque jour ci àll bi kon état bi jàppale leen ambassadeurs yi ak consulats yi def seen liggéey aussi parce que tey jii boo demee lu mel ni Maroc man la ñu fi ma nekk j'ai fait y a une distance de 1200 kilomètres ak fi nga xam ne mooy capitale bi muy Casablanca tey jii pour nga am accès ci consulat foog nga passe lu mu gàtt di nga dépensé 100000 francs pour mën a dem ci consulat ñëwaat loolu du ñëpp ñoo ko am kon aussi que mu am benn war na mën a am benn politique de décentralisation boo xam dañuy dem seeti ji fa immigré yi nekk fa ñu nekk ci sud bi ñu mën di leen fekki di leen mën di jàppale ci li nga xam ne moom mooy seen wàllu këyit li nga xam ne mooy wàllu seen wàllu admi kii yu mel noonu en tout cas maa leen di nuyu di leen jaajëfal di rafetlu initiative bi di ñaan yàlla aussi suñu borom may ñu ci ndam may ñu ci aussi bébét bi nga xam ne moom lañ ci bëgg aussi yéen ñi nga xam ne yéen yi nekk ci domaine bi ñu leen di woo ak gars yi J'aime le Sénégal ak ñëpp ñi nga xam ne ay structure lañ ñuy fexe di mën di def li lu mel nii di génne ay di génne problème yi pour mën a créer ay solution